ñuy dem fi nga xamante ni moo di Guédiawaye fas yéene fa fekk léegi ni Mondial Couture. tàccu leen bu baax ñu recevoir waa Mondial Couture assistantam nag mooy ñëw tey ci plateau bi ñu waxtaan ci modèle yi mu ñu nar a proposé ci mode Korité 2019 tàccuwaat leen waaye bu baax waaye tàccu leen loolu tàccu leen boobu sañse tàccu leen boobu démarche mu ñëw fekk suñu fii ci plateau bi ñu waxtaanee création yi nga xamante ni moom la Mondial Couture di proposé tey ci mode Korité 2019 attention ayca ñu toog waxtaan micro baa ngi noonu jëlal ñu tàmbali waxtaan bi sañse bi rafet na de. merci beaucoup. lii lépp rek ci Mondial Couture. waaw gis nga de. dama lay bàyyi nga nuyoo ak sénégalais yi nga xamante ni ñoo àndandoog ñun ci mode Korité 2019. waaw salaamaaleykum chers téléspectateurs télévision Futurs Médias. salaamaaleykum cher public. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. di leen wax ñun la waa Mondial Couture. man la madame Ndiaye maa fi teewal Ibra Fall. donc fas yéene nag wan leen suñu collection mode Korité 2019 sur la TFM. ayca kon ñu découvrir modèle yi benn par benn chez Mondial Couture ca Cheikh Ibra Fall. ayca madame Guèye defe naa mën nañu tàmbali commentaire ci modèle yi tey ci mode Korité 2019 ak Mondial Couture chez Ibra Fall. yéen a ngi nekk Guédiawaye marché Sam. lii rouge la rek bu ngeen mélangé. waaw rouge la rek tissu la donc tissu rek donc ñu def ci suñu création def ko robe. bu jël forme xaw a évasé tuuti rek ci suuf. def benn sàndeeku bu ndaw ci ginnaaw rek waaw pour xuuxal gars yi. benn fëlaale rek quoi benn fëlaale bu tuuti. mais lan moo tax seen modèle yi toujours day am xuuxalaate. waaw da cee bokk nag ñu ngi ci 2019 Pape Cheikh. waaw foofu xuuxalaate yi di génn yooyu di xosiwaate na. li xuuxalaate la wala ñaawalaate. bon xuuxalaate ak tuuti ñaawalaate. parce que dégg naa ku bëgg sañse ñaawal. boo bëree noonu te bëgg koo ñaawal. il faut nga dem Mondial Couture. il faut nga ñëw Mondial Couture. pour am sañse bu jaari yoon. mën a am fit. mën a am fit waaw. ayca dañu découvrir beneen modèle toujours ak Mondial Couture chez Ibra Fall nekk Guédiawaye marché Sam beneen modèle ngoog ñu découvrir ko en même temps. waaw bii nag taille basse la ñu jël suñu tissu rek fëlaale ndànk rek Pape Cheikh. lépp rek ci mode Korité. donc dagg ko taille basse bu baax solol ko tima donc def suñuy manche volant génne manche yi aussi. donc manche yi mën na nekk manche volant yi mën na nekk manche simple nii. ah ça dépend. voilà donc 2 manches lañ defandoo nii en même temps. donc travail dënn bi. gis nga suñuy garniture yi donc sur commande la. ñu jëlee ko ba Chine macha allah. donc defal ko suñu xale bi rek defal ko jupe droite. ak fente voilà fente devant defal ka daal ba mu baax Pape Cheikh. donc client bii ñëw Mondial Couture da ngeen koy defal modèle unique parce que nee nga garniture yi sax. c'est sur commande c'est-à-dire li nga bëgg. yow boo ko solee. sa yére du bëri ci dëkk bi. waaw du bëri ci dëkk bi Pape Cheikh lii firnde na ko. waay kon daal Mondial Couture moo fital jeeg ji. waaw gis nga ñun moom yu raar la ñuy def Pape Cheikh. yu raar yu élégant. beneen modèle la ngoog et dafay dëggal li ngay wax nii. mooy élégance ak élégance waaw ak civilisation dafa baax parce que civilisé léegi dafa xew Pape Cheikh. waaw kenn solotul loo xamante ne c'est pas civilisé. nous sommes au 21e siècle. dëgg la donc il faut ñu def tamit lu baax daal. lu original lu classe. voilà waaw. donc on découvre modèle bi. nga expliquer ñu ko taille basse la. waaw taille basse la toujours. bi yoon collection tissu la ñu indi Pape Cheikh. donc garniture yi mooy li ma lay wax léegi xam nga yi garniture rek.
macha allah ñu def suñu taille basse aram sol lii ñu defal ko waaw xam nga rek yaa ma gën a xam lu baax lii ci ginnaaw. donc tàngoor du ko sonal. waaw seddaay tam du ko sonal. donc boo seetloo taille basse bi jupe bi surtout. dafa dem ba ci suuf rek. daal di mel ni lu walangaan noonu. voilà daal di walangaan noonu. dégradé ko ñu assorti ko ak volant taille basse bi. donc def ko manche bat bâtonnier. donc macha allah daal def ko petit taille basse. xam nga lii macha allah korité ci ngoon mën na ñaani ndëwënal Pape Cheikh. voilà donc lii mooy classe. ak raffiné. ak élégance. voilà jigéenu Sénégal. élégance. donc yéen li ngeen di ñaw yëpp da ngeen di sóor élégance bi. voilà dañuy sóor aussi catégorie ak tranche d'âge yëpp. dëgg la de. voilà donc am na ñoo xam ne taille basse sama classe gi moom robe rek. waaw kese waaw xam nga petite dame lañ. donc foog ñuy def robe. donc catégorie boo toll rek mën nga gis sa bopp mondial couture. mondial couture. ayca ñu découvrir beneen modèle. alors modèle bi dafa mel ni da ngeen ko juug ci kaw ba pare am nu ngeen ko daggatee. waaw gis nga dañoo def suñu création parce que su bëree ci kaw da ngay wàññi ci suuf. su bëree ci suuf da ngay wàññi ci kaw. yaa ngi may dégg Pape Cheikh. man dama laa bëggaale sax madame Gaye. bu lay maa la raw yow Pape Cheikh. su bëree ci kaw rek wàññil ci suuf. d'accord waaw il faut bëree voilà mu bañ a ëpp mais mu bañ a tuuti. merci beaucoup. d'accord donc moom lañ def nii rek daal di jël suñu tissu donc lépp rek ci mondial couture Pape Cheikh parce que ñun lu raar la ñuy bëgg di def. d'accord loo xam ne star yi dañ ciy gis seen bopp ki toog ci këram deful dara da ciy gis boppam. d'accord voilà ku miin public bi da ciy gis boppam. ku toog këram di seetaan da ciy gis boppam Pape Cheikh. donc da ngeen di def daal génération yëpp. le tout mais ak public yëpp. voilà exactement accessible quoi. c'est accessible exactement. voilà d'accord. c'est ça. beneen modèle très raffiné toujours ak mondial couture nekk Guédiawaye marché Sam. bi itam dafa doy waar. lépp rek ci taille basse yi Pape Cheikh xoolal suñuy garniture. Pape Cheikh xoolal suñuy garniture. donc c'est des garnitures très rares yoo xamante ne. li ma la wax mooy sur commande la. d'accord donc ñu assorti ko ak tissu bi. gis nga ñu def zëzël yu ndaw ci ginnaaw jupe bi. yaa ngi gis zëzël yi ay zëzël la. waaw zëzël yu tuuti. d'accord gis nga nu muy bouger. donc waaw xale bu baax sol ko macha allah. c'est-à-dire ak noo mënti mel ay modèle mondial couture dafay yokk sa sac. voilà dafa yokk sa sac yokk sa élégance. donc macha allah daal on est là pour tout le monde Pape Cheikh. d'accord voilà donc xam nga lii xale bu ñuy takk ba nga sol ko premier solo Pape Cheikh. say noonu duñu taxaw de dañuy jonkoon. yéen daal da ngeen di bële ay modèle ñaawalaate. ay modèle ñaawalaate ay modèle yoo xamante ni boo ko solee kenn du la gagné. voilà non kenn du la gagné Pape Cheikh. da ngay xeex di daan. da ngay xeex di daan di songu di daan. maa la wax li lépp rek mondial couture ca kaw rek ngay féete. ay ta ñu xool beneen modèle man damaa sonn te pourtant yëpp ñëwagul tey ci guddi gi mode Korité 2019. tàccu leen modèle bi mooy ban modèle. waaw Pape Cheikh toujours bi moom waaw mooy sàndeeku rek. air bi di la dugg. Pape Cheikh bi ça annonce l'été. voilà soo gisee couleur yi ñu ci def nii xam ne été daal mi ngi ñëw de dugguñu ci hiver. dëgg la de dugg ci été. donc moo tax ñu defee ko nii rek bi modèle bu bees tàkk la. mais lii dafa rafet. voilà xam nga noir dañu ko ñemewul tàngoor. mais lii. dafa mel ni modèle climatiseur. voilà donc yaa ma gën a xam daal Pape Cheikh. waaw climatiseur pire. da ngay sol mu ñuul. lu mu tàng nga sedd. di dégager couleurs yi. mel ni jardin. d'accord voilà y a toutes les couleurs donc ay couleurs yu vives yoo xam ni macha allah daal Pape Cheikh. mondial couture daal Pape Cheikh boo bëggee dégg-dëgg. ñi ngi dox daal ci créativité. et puis ñaw c'est vrai que tissu bi daa war a bëri valeur mais garniture bi tam dafa war a bëri valeur. exactement garniture mooy complément au tissu. d'accord donc tissu lépp rek donc mën na simple mais yow yaa ci yokk say affaire say trucs. donc ça dépend aussi si tissu bi. d'accord si tissu bi bëree affaire tuuti garniture.
su tissu bi bëriwul dessin bëriwul perlage donc mën nga cee def say garniture xoolal taille basse bi Pape Cheikh. alors bi nu ngeen ko defaree chez Mondial Couture. waaw gis nga tissu bi lañ jël dégradé ko. donc beige bi ci kaw lañ indi ci suuf. donc def ko 2 tons ndax 2 tons aussi dafa xew. Pape Cheikh bi mooy tenue printemps. bi pour printemps la. waaw xam nga doo nekk ci hiver. doo nekk ci été yaa ngi ci digg bi. mooy climat bu digg doomee. waaw bu gën a neex bi daal fa la Europe di neexee nag Pape Cheikh bii mooy printemps. d'accord. Très belle tenue réalisée par Mondial Couture chez Ibra Fall nekk Guédiawaye marché Sam ba tey ci mode Korité 2019 modèle yi benn bu ci ñëw rek dàq sa morom. waa Mondial Couture nag noonu lay doxee Pape Cheikh. yéen da ngeen di sóor taxawaayu client bi. voilà dañ koy sóor xam seen bëgg-bëgg tamit ndax dañoo yàgg. beneen modèle la ngoog ñu découvrir ko madame Gaye bii mooy. bii nag Pape Cheikh ci mbir cambar rek. xam nga yii dafa baax xale yi di. waaw di yëngal gësam waaw di yëngatu daal di joxe benn feeling bu tuuti. donc di yëngal gësam la. waaw yëngal gësam merci. parce que boo ko solee même boo yëngatuwul yére bi da lay yëngal. da lay yëngal. donc bii mooy ci biir Pape Cheikh. rouge mélangé ak ay. rouge mélangé Pape Cheikh yi yëpp ay garniture yoo xam ne sur commande la. donc dañ koy defaral ba mu baax boo gisee da ngay ne tissu bi la. alors que du tissu bi. d'accord donc lii ci suuf nii yëpp garniture la. voilà donc tu as l'impression que ne tissu bi la. mais Pape Cheikh lii garniture la. c'est vrai que boo ko xoolee da ngay foog ni benn tissu bi rek lañ jël ñaw. mais yéen yéen a ko liggéeyaat. exactement. d'accord exactement. est-ce que lii bu ngeen ko day liggéey day yàgg ça prend du temps wala. non ça prend pas du temps parce que Mondial Couture travail d'équipe la ñuy def. d'accord su kii jàppee fii kii jàpp fii. donc noonu la ñuy fexe daal di génnee lu bees lu rafet rek. xoolal lii madame Gaye xoolal lii xam nga Pape Cheikh doy na waar. la ilaha illallah. xam nga mais xanaa da ngeen bëgg a rey da ngeen bëgg a rey nit ñi balaa Korité. waa déedéet dañ leen di mosal tuuti rek Pape Cheikh lii dañuy fo rek defuñu dara. lii mos la. waa lii mos la. te yi ngeen denc mu gën a grave yi ngeen wane nii. sax waaw la ñu denc ci biir. du moromu lii. lii boo ñu ko doon présenté. boo ñu koy présenté. Pape Cheikh gis nga lii moom. lii man xaw ma sax nu ma ko war a tuddee tellement c'est beau. lii ku ci ne da ciy gis boppam. donc rafet na rare na c'est élégant en plus c'est raffiné Pape Cheikh xoolal lii. et puis gëdd bi ngay bi yére bi di jox ki ko sol. voilà da koy jox valeur. tu as vu les garnitures Pape Cheikh gis nga donc li ma la doon wax ci garniture yi. mi ngi nii donc tima sol ko fëlaale walin jaar ci fulaar yi. bi Pape Cheikh xoolal lii. lii jar na 14 milliards lii moom xaw ma rek noo ko war a tuddee Pape Cheikh. noo ko tuddee nga ni. bii daal nañ bàyyi noonu cat dafa gaaw yii Pape Cheikh. waa cat baaxul. cat dafa ba tey sew chez Mondial Couture ak ay modèles yu doy waar yoo xamante ni moom la ñu découvrir. madame Gaye di ko commenter. madame Ndiaye waaw plutôt di ko commenter c'est vrai que ñaw modèles yee yóbbu sama xel. waaw modèles yee yóbbu sama xel bii mooy. waa bii nag mooy toujours rose fuchsia donc ñu defal ko robe. Pape Cheikh def suñuy création rek. lii lépp ci création la. parce que modèle mënoo toujours de répéter robe bu même chose manche taille basse il faut que innover. donc noonu la ñu tubaab yi di xamee ni donc ñii am nañ esprit de créativité. que du ñoom rek ñoo mën robe soirée wala robe prêt-à-porter ñun tamit mën nañ lii. mais lan moo tax ku ñawloo chez Mondial Couture. liñ la ñawal di ko mën a sol fu ne. c'est-à-dire day dugg fu ne. waaw mooy li ma la wax rek travail d'équipe bi. parce que dañuy sóor avis nit ñi dañ ci yàgg aussi xam li nit ñi bëgg donc xam nga lii Pape Cheikh macha allah c'est trop beau donc prêt-à-porter donc yóbbulu ko dara daal. voilà en tout cas bi tamit nuru na ma robe tapis rouge. c'est-à-dire boo buggee daan ci cérémonie. boo ko solee da ngay am lu bëri. da ngay daan lii nga sol ko rek aw ci tapis rouge Pape Cheikh beneen affaire la. man damay ragal ñi bëgg a ñaawalaate yëpp. di ñëw léegi Mondial Couture. waaw ku ci am lu la metti loo bëgg a faj rek. ñëwal demal Mondial Couture comme ça ñu sañse la. nga mën a faj sa mer. ay sañse faj mer nga ñu proposé depuis sànq. madame Ndiaye toujours chez Mondial Couture. Ibra Fall fi nga xamante ni mooy Guédiawaye marché Sam nañu découvrir encore li nga xamante ni moom ngeen ñu proposé tey ci mode Korité 2019
tey ci télévision Futur Média madame Ndiaye mooy présenté modèle yi te benn bu ci nekk wax naa ko sànq boo ko solee di nga daan et puis da ngay gagné on retrouve modèle yi ngeen proposé yëpp tey ci guddi gi ngeen tàcc loolu en même temps. waaw déggal loolu madame Ndiaye ñu bàyyi la nga dem photo ngeen découvrir Mondial Couture chez Ibra Fall Guédiawaye marché Sam seen numéro téléphone di 77 942 37 61 77 942 37 61 Mondial Couture waaw allez madame Ndiaye ñëwaatal yegsi attention foofu baax na léegi nag madame Ndiaye ñu waxtaan tuuti ci liggéey bi defe naa li ma lay njëkk a laaj mooy li ma laaj ñi la fi jiitu di sa ay nawle yoo xamante ni sànq maa ngi koy wax gëm bi ngeen gëm mode Korité diggante Mondial Couture ak mode Korité tey defe naa bu ñu demee ba 2019 ñu am guddi gu mel nii nga xamee ni ku sañoon bokku ci waaye ku sañoon itam def lii tey lan mooy sa diggante ak mode Korité. waaw mode Korité nag Pape Cheikh dañ ci yàgg. vraiment man dama ñëw fekk ci Ibra Fall. donc xam nga yàgg na. donc toujours nag ñu ciy gis suñu bopp puisque saa yuñ ci génnee macha allah dañuy am ndam. macha allah dañuy am succès. donc suñu lépp day yokk. macha allah di ñaan yàlla def fi jàmm vraiment mode Korité moom. rien à signaler daal. mais lan moo tax waa kër Ibra Fall yi. gëm lool projet bi parce que man loolu daf may jaaxal. mënoon ngeen ñëw benn yoon du ngeen dellu si mënoon ngeen ni ren du ñu ñëw mais tout le temps dañuy gis ni tailleur yeeg créateurs yi nekk Sénégal yëpp dañuy njëkkante pour bokk lan mooy secret bi lu xew. waaw Pape Cheikh mos naa ko neex na bàyyi naa ko foo ko gis. dëgg la. dañ koo mos mu neex. dëgg la moo tax dañuy continuer rek. loolu mooy mos dolli anawaas mos dolli loolu dong la. Pape Cheikh mais madame Ndiaye jonge nga de. waaw gis nga yow boo demee feeling ak secret xeex bi ci Mondial Couture yëpp yaa ko fa dugal. waaw man la. waaw bagage baa ngi foofu may xorom bi ci cin bi. dama bëggoon ñu waxtaan tuuti ci Ibra Fall parce que moom Sénégal yëpp xam nañu loxoom. yenn saa yi nga gis ku sol Mondial Couture li nga koy bëgg a wax mooy saraxel ciseau. diggante client yi ak Mondial Couture lan mooy secret bi. waa c'est la famille Pape Cheikh. waaw ay famille lañ ñun clients yi parce que ñoo tax ñuy toog fii Pape Cheikh. dëgg la su dul woon ak ñoom suñu gisul woon kenn du ñu am dara vraiment duñu mën a toog fii. donc ñoom ñoo tax ñuy sonn ñoo tax ñuy fanaan. ñoo tax ñuy teel a xëy. donc c'est la famille relation de sang. jàmm ak salaam. vraiment moo dox suñu diggante ak suñu clientèle. voilà. ku ni Mondial Couture ne Mondial yamu leen rek Sénégal àdduna wërngal képp dégg naa yéen a nga fay livrer ay commandes. am na peut-être ay nit yoo xamante ne nekkuñu Sénégal te ñu ngi doog a découvrir Mondial Couture loolu itam bëgg naa ñu wax ci diggante Sénégal. France Amérique dëkk yu mag yëpp nga xamante ni tey Mondial Couture mu ngi fay livrer lan nga leen di wax seen client yooyu. waa dañ leen di sant rek parce que Pape Cheikh ki nekk àll. wóolu la y a tellement de couturiers au Sénégal. donc mu seppi la yow ne la yow laa bëgg nga ñawal ma. ba pare ay valeur lañ lay jox. donc ñooñu amuñu seen fay. te yaakaar dafa fort Pape Cheikh. donc moo tax ki nekk ca àll ba jox ñu alalam pour ñu liggéeyal ko dañ ciy def lu ñu mën. lu ñu mën dañ ko ci def ba def ci sax ñun suñu xaalis. daf koy jar pour su demee ñu contenté macha allah. turu wuyu na borom Mondial Couture. ñi ngi fépp ci àdduna. waaw ñi ngi travailler ak pas mal de partenaires yu nekk foofu. donc diaspora bi namatuñu sañse tay baas ak robe ndax Mondial Couture. voilà am na ñu bëri ñuy wax ni da ngeen fonk loolu banlieue bi moo tax ngeen toog Guédiawaye. parce que bëri ngeen ay nit yu naan Mondial Couture na ñëw fii. na ñëw fii exactement mais yéen da ngeen basé wu foofu ndax fonk banlieue bi. voilà donc banlieue c'est la base Pape Cheikh. te ku fàttee la fal. la folli day yomb de. dëgg la de Pape Cheikh
lépp rek ci gëm sa bopp. ak bañ a complexé. dëgg la banlieue dafa neex. parce que ñi dëkk banlieue xam nañ li may wax. dëgg la ñun fa lañ juddoo. fa lañ yaroo fa lañ màggee te fa lañ nekk ba tey. te on est. waaw looloy bàkku banlieue. waaw gis nga mais banlieue dafa neex nag. suñu hymne na ngi nii nag Pape Cheikh. dëgg la de. suñu hymne na ngi nii de. bongo kat dëgg. demal ci banlieue. waaw. couturier dëgg. demal ci banlieue. artiste dëgg. waaw. madame Ndiaye. xam nga lii mooy xorom xam nga su ma la toppee. waaw man bugguma nga dem. wallaay mais bu ma la toppee. dëgg la beral loxo bi day ëpp. day ëpp te loolu laay xaw a ragal. am na ñeneen ñu war a ñëw ñoom Pendolo ak ñoom Mass Touré gaa yaa ngi waaj a ñëw wane seen ay baax mais tey mondial couture ñan lay gërëm ci mode Korité 2019. waaw Pape Cheikh d'abord ñi ngi sant yàlla. ndax lépp moom la moom mi ñu may gudd fan ak fekke wallaahi ba ñu tàlli di julli ci suñu sang yi. moom mi ñu may leer bi daw suñu yaram ñun ñëpp. macha allah donc teg ci nag suñuy ñaari waajur. ñun ñëpp ñi ngi gërëm suñuy ñaari waajur. ndax lépp ñoom la tamit Pape Cheikh amuñu seen fay ñi ngi leen di sant. di profito ci occasion bi di souhaiter sama yaay bonne fête des mères. oui. donc sant naa ko gërëm naa ko mook sama pap lépp ñoom la. ñoo ma yar teg ma ci yoon tey ba. nit mën ma gis wóolu ma teg ma au devant. macha allah di gërëm sama borom kër Pape Cheikh. ndax dafa dalal sama xel. monsieur Ndiaye. sànq sànq bi ma juumee ba ni madame Gaye moo njëkk a woote. waaw ne da ngaa juum du Gaye Ndiaye la. Ndiaye la xanaa neex na. may ma Ndiaye jaata Ndiaye. Alburi Ndiaye Biram Penda Njéeme Aysa Ndiaye Ndiaye ma soogi. kon Bukaari bii sangu leen la. waaw jëleen mbay léyti. maa la wax di Pape Cheikh Pape Cheikh damay simmee ko jox la de. jar na ko kay. donc moo dalal sama xel Pape Cheikh. donc ku ma xool xam ne sama xel dal na. wallaay sa xel dal na. Pape Cheikh dafa dalal sama xel. wallaay sa xel dal na muñal ma tamit. sagal ma samay biiri nawle. kooku sant naa gërëm naa ko te bàyyi naa ko borom bët bu rëy bi. dëgg la di gërëm toute la famille di gërëm Ibra Fall. sama boss. kooku c'est mon boss Pape Cheikh. wallaahi dama ko bàyyi ak yàlla. wallaahi di gërëm toute l'équipe de Mondial Couture Bass Fallou Petit donc Fatou Kulim Dioum ñoom Pape ki ci kaw ba ki ci suuf. maa ngi sant ñëpp. di gërëm nag ce charmant public. macha allah ndax boobu ba léegi ñu ngi toog di ñu dooleel. di ñu yokk doole. di ñu seetaan. vraiment Pape Cheikh dama kontaan. mais yéen tamit amuñu seen fay. boo gisee sànq ba tey may insister. ci seen diggante ak mode Korité. sama xel dafa gën a dal. parce que guleet ma def ko. mais gis naa engouement bi ak kóolute gi nga xamante ni moo tudd. ci diggante yéen créateurs yi. tailleurs yi ak projet bi di mode Korité. tout à fait lenn laa leen di promettre. dootul yam rek ci mode Korité. exactement dootul yam ci mode Tabaski. désormais tous les mois. tailleurs yi dañuy am seen émission biir télévision Futurs Médias te man maa koy def jagleel leen ko. exactement loolu chaque mois dafay am. loolu ngeen tàcc leen loolu bu baax. tàcc leen loolu dootuñu ko yamale mode Korité. exactement dootuñu ko yamale mode Tabaski. Pape Cheikh loolu tous les mois tailleurs yi am nañu seen émission. exactement inscription yeeg ni mu nar a demee lépp. dinaa ko annoncé balaa émission bee jeex. exactement madame Ndiaye tey ku dem Guédiawaye marché Sam fekk leen fa. mais defe naa ku leen woo ci 77. 942. 37 61. mën nga am sa commande. te sa ñaw du tardé. voilà Pape Cheikh ku ñu woo ci numéro boobu incha allah. dinañ la woon bërëb bi te sa xol dina sedd. te Pape Cheikh ñi ngi ci góor ñi aussi. waaw tey dañoo beral loxo jigéen ñi rek. waaye ñi ngi ci góor ñi. ñi ngi ci xale yi ñi ngi ci mag yi patché brodé yi. prêt à porter lépp a nga fa. gis naa loolu ku dugg Mondial Couture yàkkamti. mën nga ñëw jël sa mbubb. def sa lu baax donc dem sa yoon te dara du la sonal dara du la ku ci amati noonu na nga dem Mondial Couture. waaw Mondial Couture ndax moo koy faj. moo ma jaaxal Pape Cheikh loolu daal yéem na ma man ci mim réew. kontaan naa Pape Cheikh donc di wax vive les femmes. donc et stop aux violences faites aux femmes Pape Cheikh. oui c'est un beau message. voilà donc nañu suturaal jigéen ñi yërëm leen te protéger leen aar leen Pape Cheikh. ça c'est un beau message. kontaan naa ko bu baax kontaan naa.